jërëjëf monsieur le ministre cher grand frère tey jii nag yegsi naa kër jëwrin Maysa Mbaye Sall muy suñu kër maam la ndaxte maam Maas la woon ak suñu maam Babacar Mbengue dañuy wax ni nag le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Le 17 novembre ba nit ñi nelaw ñun si la ñu jóg gannaaw juróom-ñaari at bi ñu yoree yor bu sell Tivaouane delluwaat ci askan bi waxtaan ak ñoom xamal leen li leen réeroon gindi leen si nax yi ñu leen doon nax wax leen it fañ leen jëme ñu def ko ci ay proximité waaye def ko ci ay meeting def 73 meeting 74e ba nag ñu woote ko fii ci terrain préfecture et de mémoire de Tivaouanois la mobilisation du Benno Bokk Yaakaar de la commune, pas du département ni national, n'a jamais eu lieu dans la cité du Maodo. Les journalistes ont parlé de 20 000 personnes. am na ñu ni sax ndaxte mënuñu gëm ni Tivaouane am na loolu. ñu ni dañoo jëlee nit Dakar ñu ne leen suñu kër maam Pire gu rëy kenn jógewu fa Kajoor tund maam Maysa Mbaye Sall kenn jógewu fa ñëpp ñi ngi jóge biir Tivaouane ñu koy sant yàlla waaye wax loolu nag mooy nax sa bopp bañ ci jógee ñu continuer ku ñu gisul woon ñuy continuer di la gis biig monsieur le ministre lañ def suñu juróom-ñetti fukkeeli meeting fële boole kook askanu Ngawlo Tivaouane yëpp ak Maxa Mbuub ñu ne ànd nañ di ñu jàppale moo tax tey nag ñu ne nañu xëy fu ñu jaaroon ak fu ñu jaarul ñu doxantu tate la poul déglu waa Tivaouane jaar ci kër yi dem gare routière dem nañ bi Carrefour suñ fu jógee dem feneen ak feneen waaye nag li ñu gis li nga ni la déferlante Manon est en train de ravager tout sur son chemin mooy dëgg waa Tivaouane yi ñuy waxal yëpp nee nañ ñu da ngeen a sawar rek di ñu campagne waaye bërigo bu deful dara day bëri bruit moo tax ñëpp foogoon ni bërigo yooyu am na la ca ne bërigo yi ñoroon nag fees dell di jaar fu ne kenn dégg ko tey jii moom la ñu ubbi waa Tivaouane teg ci seen bët gis fi ay merveilles yoo xamante ne nii du ay merveilles yu gént nag yii ay merveilles yu wóor la lu ñu teg seen loxo xam nañ fi ñu leen jëmee xam nañ li ñu président dimbale xam nañ li fi maire bi def mais niñ leen ko waxee pour la première fois Tivaouane dina am benn parc industriel boo xam ne benn usine bi rek tenez-vous bien dina am 3000 emplois maanaam ñooy ëppale li ICS di embauché actuellement. mais yamul foofu li ñuy wax contribution économique locale tey Tivaouane 12 millions par an la ci am là où dëkk bu mel ni Taïba Ndiaye da ci am ay 260 millions. ñun dinañ ko jël yóbbu ko lu ëpp 500 millions parce que ces usines là dañu am ay contribution yi indi ñu delloowaat ko ci askan bi ci école yi ci daara yi ci jàkka yi ci sëg yi ci santé bi ak feneen ak feneen population de Tivaouane li ci des bareetul suñu demee luñ daan wax ay at benn maanaan ay weer léegi nag ñu ni semaine na ci des le compte à rebours a démarré li des mooy teccali baatu wolof la boo xam ni ñi ko xam bariwuñ waaye li des mooy teccali maanaam yu sew-sewaat yi des ñu amale leen indi leen suñu wet monsieur le ministre li nga wax am na solo ñun ñi ngi invité ñiy hésité ñi ngi invité ñi nga xam ne orgueil moo leen téye ñu ñëw ndamuwuñu de damuwuñu it waaye nag bu ñu gañee ba pare ku ñëw rejoindre dinañ la accueillir de waaye rang bi dina sori de kon nag ñu ngi leen di woo na ku nekk ñëw bokk ci victoire bi ñun ñooy ñi nga xam ni le ministre Abdou Ndéné Sall am na nopp président de la république am na nopp directeur généraux ay collègues am yu bari li ñu yor buñ leen ko laajee dinañ ñu koy indi Tivaouane ñun tamit am nañ nopp président de la république mu am une attention particulière pour Tivaouane gii dañ koy dénk ñi nga xamante nii bu ñu bëggee jot ci président jot ci moom wax leen soxlay askan bi te luñ ko wax du ko tànkamlu kon loolu ñu ngi koy lancé waa Tivaouane yëpp tey nag kër jëwrin Maysa Mbaye Sall la ñu ñëw monsieur le ministre Abdou Ndéné koñ bu ne day am bijou de famille
tey jii seen bijou de famille Abdou Ndéné la kon nag na ngeen ko dëggal téyele ko liggéey li mu warloo ci coalition bi mi ngi ci ngeen jàppale ko ci ñu am une victoire éclatante partout mais aussi à l'école 3 loolu mooy seen ndam loolu moom mooy ndamam defe naa ni Tivaouane mooy dëkk boo xam ni ñun ñi fi dëkk koo dajeel ni ko bokkoon nañ classe ya 30 ans koo dajeel ni ko seen kër daan naa fa fréquenté ya 40 ans ñun ñooñu ñoo leen di offrir 2 projets benn bi un projet politique le grand rassemblement politique de Tivaouane la ko wundu suñ si jógee nañ leen ko wax mais nous voulons constituer une force politique nationale ba kuy waxati sóoraale ñu kuy defati sóoraale ñu loolu nag doomu Tivaouane yëpp lañ ci war a àndal beneen bi je demande à la jeunesse aux populations tivaouanoises de venir prendre en main leur destinée déedéet dootuñu demati ICS di rang si DG bi naan ko jëlal ñu ñett dootuñu demati GCO naan ko jëlal ñu ñeent ñun ñooy téye suñu parc industriel signé ak partenaires yi lu leer nañ seen direction seen personnel d'encadrement indi leen ko waaye nag ñiy liggéeyee ci usines yooyu waa Tivaouane la ñuy doon municipalité bi moo koy gérer incha allahu taala 3000 emplois pour l'usine de construction de fabrication de matériaux de construction 1000 emplois pour l'usine bi nga xam ne détergent lay defar am nañ beneen boo xamante ni transformation fruits et légumes am nañ beneen boo xamante ni emballage ci ñam bi la koy defaree ak ñaar yoo xamante ni ay raffinerie la qui dit mieux peut venir dire ce qu'il a à dire mais amuñu lu ñu wax nekk ñu si ay gént nous sommes dans le réel les délibérations yi jël nañ ko ñoom ñi ngi taxaw di ñu taxaw naan ñu gaaw leen su ngeen gaawul dañ dem feneen kon nag seen njariñ waa Tivaouane mooy dénk seen dëkk waa Tivaouane ñu àndandoo liggéeyal waa Tivaouane ndax ñoŋal nañ suñu suuf ba tey industriel bu ñëw ni ñu 10 hectares laa bëgg 20 hectares laa bëgg 50 hectares laa bëgg duñu làmbatu parce que on a planifié notre développement par un plan directeur d'urbanisme suivi d'un plan stratégique de développement assorti de plan triennal de développement yoo xam ne at mu jot ñun làmbatuwuñ xam nañ li ñuy def soo ñëwee nañ la joxoñ fa ngay teg sa tànk kon nag ñi xamul woon monsieur le ministre léegi xam nañu wër nañu Tivaouane baat bi ëpp mooy yéen a teg seen bopp wër di campagne lii bi ngeen ko defoon démb bu ngeen ñu ko waxoon démb kenn duñu fëkk waaye nag képp ku ñu fëkkoon dellu si nga la déferlante marron est en marche venez la suivre jusqu'au 23 incha allahu taala ñu wane ni Tivaouane bii Tivaouane maam Cheikh Seydi Hadji Malick bi nga xam ni bërki Dembo Ndiaye dégg ngeen Serigne Moustapha Sy Al Amine mu réitéré joxoñu baayam ba suñu sang ba Cheikh Abdoulaye Sy Al Amine kon nag ku yaakaar ni dañ daan wax ni ku fi yaakaar ni gannaaw mbay dina wuuteeg kanamam waaye ku yaakaar ni gannaaw Al Amine dina wuuteeg kanamam juum nga ndax la mu waxoon moom la Serigne Babacar Sy Mansour di dëggal monsieur le ministre waa Tivaouane bu ñu seetloo xam ni nag président de la République fonk na Tivaouane waaye fonk na la le plus grand projet dont on parle aujourd'hui c'est quoi yéen a ma koy wax c'est le train express régional kan la ko dégg doomu Tivaouane bu xarañ mu joxe ay délai date ba jot mu tàmbali ko terre bi commencé daw te nag lu mu néew nag foofu ay doomu Tivaouane ñu ngi fay liggéey te li jëm suñu kanam moo gën a bareeti maag moom on va former un binôme d'employeurs plus li ñu am Tivaouane xale Tivaouane yëpp liggéey di leen sant di leen gërëm